mais tey bu fekkee ne ñun 2015 dañu ne président il faut faire du dirigisme économique ci congrès boobu dirigisme économique mooy obligé nit ñi ñu lekkee nii wala ñu jëndee nii yow defoo loolu ñu demaat ba 2018 congrès bi ñu ne il faut favoriser la production et le consommé intérieur mooy nañu liggéey bu ñu paree tamit ñu consommer ko loolu bu ñu ko defoon mbas mi bu accès du ñu am benn coono ñoo problème masque am na nangam nangam finalement bañ demee ba ñàkk pay la ñuy utiliser masque tey ñun mën nañ ko te commencement bi lañu wax sax masque yooyu est-ce que valable est-ce que baax naa demee noonu waaw ndax ñun ñoo mënul wóolu suñu bopp te li ko tàmbale mooy tey boo nee commande intérieure commande publique intérieure bi 15% la national bi 15% waaw loolu lay lan xam nga ñi nga xam ne ñi ngi dem ci mais loolu déjà doguma la mais kii loolu à qui la faute fekkee ne yow Macky Sall moom nga àndal wala moom nga doon jàppale mais loolu tey moom politique gu Sénégal moom ci loo xam la nekk waaw xam nga jiitu na ko dëgg la mais moom ba mu ñëwee mi ngi koy wax mais non wax rek mais jëf aussi waa moo tax moom laa lay wax ni ndax moom man yàgg naa ko ne président del soldat lu ngaay président del takk ceinture ngaay président del lekk ceebu mbay mi président sa bureau dañ cee war a fekk mobilier ba nga xam ne menuisier sénégalais yi ñoo ko defar mais tey boo demee ci ñoom bureau yu bëri loo fay fekk am na sax mës naa fekk ministère la dans son bureau une fois am suma benn xar bu ñu doon présenté ma fekk fa mobilier local j'étais très fier ndax tey ñi nga xam dañoo investir jënd matériel former ay nit ba pare produire des meubles boo produire ba pare kenn du ko jënd bu yàggee nga daan ndax da ngay leb ay banque ak yooyu boo leen mënul fay banque yi saisir sa matériel après nga def leen donc ndaw yi dem di sànq seen bopp mais demuñu rek pour sànq seen bopp ndax yow da nga jàng métier ma nga di ci liggéey di dajal di xooslu ba am 500 000 francs donc da gisatoo dematoo mënatoo xëy ndax waa dal naan bon écoutez comme liggéey amatul jaayuñu dara toog leen nga toog daal ne mënumaa toog yore responsabilité am jabar wala am ay wajur kon sama jom duma may ma toog kon naa def benn solution boo xam ne day niroog xaru waaye jubluwuma ci xaru nee naa tànte kut ko ndax jigéen moo góor jeune moo bëgg risque mais léegi loolu dem na ci ba yaa ngi gis tey boo dematee ci kiosque PMI yi tey jii ndaw yi ñooy jaay ndaw yi ñoo fay buuxante di jënd ndax léegi mooy tey ci hasard la ñu yaakaar pour mën a réussir kon parfois président wax naa ne tey commande publique bi national bi. mais hasard boobu pour ñu réussir moo gën a sedd aussi hasard boo xam ne da ngay dugg gaal yi. mais yaa ngi wuti Europe. mais loolu la mais léegi nag xam nga tey bu fekkee ne commande publique bi jëlee nañ ko 15% yóbbu ko 50% déjà pour un test sur peut-être 3 ans. xam nga léegi yaa ngi ne leen nag exigence yi lii la doo leen tegal nag ay chartes yoo xam ne mënuñu ko remplir. mënuñu ko remplir parce que tey gars ñi mobilier bi jógee Chine ak feneen mobilier bi boo ko jëlee boo toogee 1 an balaa 2 ans nga gis mu commencé yàqu. or mobilier national bi foo ko jaay tey jii bu ñu ne Thiès préfet loolu képp kuy wër équipement na nga approvisionné wu ci menuisier yeeg ci loolu yoonu Tivaouane bi ñuy ràbb mais xam nga léegi loolu bu ñu ko defee ñooñu bu ñu produire dinañu am ressource mën a gën a formé waat ay nit ñu xam ne métier mi am na njëriñ ndax boo amee métier te métier mi mënulaa jëriñ nga ne xaaral kon ma dem seeti leneen léegi naa dem jouer parce que dégg nga kenn ku ne gañe naa nangami million nga ne kon man te war naa mën a gañe nga wét sa àdduna ci loolu bu guddee yaa ngi ci ay calcul yu dul jeex pour lan hasard pour ngelaw donc parfois nga daal di dóor ni mi ngi mel ni ngay dóor yoo rek parfois nga dóor mu dal mais di nga tàccu fukki tàccu benn bi moo ci loolu kon loolu ñu ngi ci sens bi di ñaan ñoom ñu bàyyi xel parce que président ba muy lever état d'urgence bi dafa ne warul doon effet de mode mais li mu fàttee def mooy sas boppam sas gouvernement bi sas député yi kenn ku ne doxalee di jënd di doxalin ñuy fexe di sol xam nga am na ñoo xam ne c'est-à-dire waxtaan la ndax daanaka ñañ nekk noonu ñëpp moom la ñu àndal gaañ de li ma bëgg a politique lii la àndal mooy yéen kenn ku ne mu def effort bul naan damay dem Dubaï jëndeeg yooyu dañ fexe li fi am nañ ko jënd bu ko defee ñu dimbali ñi fi ne te loolu mooy tax ñu avance mu ngoog ci naka noonu sax loolu d'habilitation bi nga xam ne moom mooy may président bi mu am doole mun a def état de siège état d'urgence ak yooyu yëpp wate nañ ko dem assemblée nationale ñenn ñi ne ci ku jigéen ne c'est une majorité mécanique ñoo xam ne ñoom bu ñu doon wote sax wote loolu boo xam ne pour ñu rendi leen xëy na dañ ko wote gëmm bët wote ko sax duñu xam lan la wund yow lan mooy sa position sax gis-gis
waaw man de loolu moom daanaka mooy lu warut a am la mooy maanaam ñu privé nit ñi ci seeni liberté ak yooyu. loolu lu warut a am la. maintenant bu amee it situation d'exception la te tey bu ñu nee ay nangami nit ñi ngi dee par bis ci feebar bi. donc loolu defe naa situation d'exception ndax benn bakkan rek doy na waar bu ñu daan wax benn bakkan bu daanu par bis léegi ñu ngi dem ci ay juróom-ñaar ak ay lu topp bu ñu demee ba naan ay 300 presque 400 personnes contaminées par jour. kon nga xam ne mbir mi nag dar gémmiñ àgg nañ ci. bu ñu ci àggee. situation d'exception la kon nit président war na mën a am loolu ñu ko defal. mu def ci aussi nag ay jéego yu bar yu dëgër. waaye vision am lay tracé tey jii ñun bëgg nañu couvre-feu bi dañ. mais dañuy jël aussi sunu temps ñëw def li ñu war a def ba bu ñu àggee ci évaluer dañ gis ne ñi ngi woon ci 8 léegi nag tey vraiment ñi ngi ci 3. kon 5 points dem na kon léegi mën nañoo teggi. mais bu ñu bàyyiwul xel ca loolu maanaam tey waxuma la 12 jours maintenant 1 mois la ñuy tëjaat. après wala leneen kon man loi d'habilitation bi du lu ñu souhaité. mais comme cas wu décès yi ñi ngi yokk. situation baa ngi gën a compliqué donc voilà maintenant bu ñu nee ay lay la. dama ne lay bi jub na xam nga tey yow journaliste bi. pour nga invité da ngay am prétexte. prétexte moom day am ci lu nekk pour def dara. maintenant prétexte bi mën na jub comme mën na bañ a jub. bu jubut gaa ñi daaneel la mu gaaw. mais bu jubee kenn mënu ci dindi. corona baa ngi ni am na xool leen chiffres yi. xool leen fi mu toll. kenn mënu koo weddi. comme kenn mënu koo weddi kon léegi nag li koy dindi mooy ma am doole ñoo xam ne damay ndogal ñëpp topp ci par force. mais ñenn ñi dañoo jugé ne couvre-feu boo xam ne 21h lay commencé ba 5h du matin lan mooy njëriñam dëgg-dëgg. ndax virus bi guddi lay dox moo waral ñu def loolu wala lan la. moo tax ñi nga xam ne ñu seen naataango yi nekk ci assemblée bokk ci kujje gi ñoom voté wuñ ko ànd nañu si ñaawlu ko lool. waaw mais xam nga. parce que nañu bëre aussi lan la jëriñ ak tamit bilan ba lan la. xam nga bañ ci defee état d'urgence bi. donc ñëpp toog seen kër daanaka ñi ci ëpp toog seen kër. gis nañ ne loolu mënut a wéy ndax ki sonnoon sax bu mu tëddee ñaari fan bëggatul toog ci kër yi ndax boo yàggee tëdd ne damay noppalu léegi nga gën a sonn. alors donc tey. heure yi ñuy jël c'est-à-dire que man du ma dugg ci yenn données yi. ndax am na élément d'appréciation yu ma amut. ndax heure bi jëluñu ko banalement noonu. am na un comité buy piloté à partir du ministère de la santé peut-être un comité interministériel ak yu demee noonu. ñoo xam ne am nañu ay psychologue ak ay sociologue ak ay vraiment des trucs yoo xam ne. c'est-à-dire yow doo jàppale yaa leen gën a muus. d'accord maintenant nag mën na am effet bu nga xam ne effet bi yow mën nga cee interpréter. mën nga cee analyser pour gisal leen ñoom loo xam ne faayoon na seen xel bañ koy wax. loolu mën na mais je trouve que tey. lay bi jub na maintenant 21h bi. bon man ku mel ni man moom du ma déranger ndax man damay teel a tëdd di teel a yeewu. kon loolu du problème ci man. mais nag ñu néew doole ñu doon jaay yooyu dakate voilà léegi mooy li may wax noonu. ndax ñooñu nga xam ne tey am na ñoo xam ne tey man du ñu nuru ñu am di am sac. mais bu guddee ñoom ñooy rang ci ñiy jaay cere rek ñiy jaay fonde. te da ngay gis gaa ñi ni parfois man comme rond-point Ngent bi wala feneen da ngay taxaw di observer ndax man dama bëgg observer dara pour comprendre. pour gën a mën a tam mais da ngay gis ñoo xam ne dañuy taxawee nële ñenn ñi bu ñëw di jënd dañuy bëree jigéen ñi la dañuy muuru. ñenn ñi dañuy sol seen casque wala xaw a du mooy wala bàyyi ba nga xam ne ñenn ñi dem nañu ñu daal di ñëw gaaw. mais loolu yëpp est-ce que bokkul ci lu ñu gën a tardé maanaam tey kuy naan fonde. waroo ko naan wala kuy lekk cere wala ko alors que yooyu sax boo xoolee moo gën a baax ci nit. nit ñi dañoo mën a xeeb seen bopp ñun dañoo mën a xeeb suñu bopp. maanaam tey xeeb suñu bopp mooy li ñu am nga ni naa ko jéggaani dem wati ko or tey lépp a ngi fi tey bu ñu nangoon kii nag li may naan responsabilité état toujours dama koy engagé ak responsabilité citoyen bi. ndax man ba ma nekkee ci mois étudiant bi bourse bu ne jox nañ ma bourse États-Unis jox nañ ma bourse Canada jox nañ ma bourse France. lépp kayit yaa ngi ak man ba tey. mais maa choisir ne mais man position doole bi ma am nii moo tax ñu xalaat jox ma lii pour génne ma. donc bu ma demee dañ ne kon man mi kat lii rek laa doon wët. ci laa delloo yooyu yëpp. d'accord daal di toog. kon parfois da ngay jël option def choix. ne lii la tey ji après tant d'années ba fii. ñaar fukki at après ma jóge fa heure bu problème amee journaliste man la ñuy woo pour may defal leen jàngat. man nit ma mën a dugg ci étudiants yi di waxtaanee ndax bu ma toogee ak ñoom dama leen wax dëgg. ba nga xam ne duñ ma xeeb duñ ma jëppi. d'accord ñu ñëw nag ci wàllu politique ñu jeexal ci Covid 19 bi donte yaa ngi ci xeex bi corona du jaar ci man bu nekk lu am solo. ñu ngi si félicité également di continuer di wéy ci xeex moom mais politique
ñu gis ni également sa parti bi visa visa daal souvent gars yi naan visa moom xam naa ne ñoom daal passeport rek la ñu am xëy na mais visa bi daal jotagu leen ko ba léegi pour mun a dem. loolu looy tontu sa xaw ma détracteur xaw ma say opposant ak yooyu. kat yeeg yooyu waaw mais man. xam nga dama ne ñun dañu ne visa pour defar réew mi la. donc ñun visa bi li ñu ci gëm mooy nañu def lu dëppook ñun soppi ji koy taxaw askan wi. maintenant nag am na woykat bu nga xam ne dañu woy ki sonn mooy ki bëgg a baax sonn nga ndax yaa bëgg a baax. gaa ñi dañoo naan bëggoo dara yow politico booy politique da ngay naxaate da ngay def di wane di wax lu nga xam ne doo ko jëf bu ko defee nga mën a am ndomba tànk effectivement loolu la nuru. di dóor quoi comme ni ko gaa yi waxee. di gaa ñi dóor man nag man nekkuma ci yooyu c'est-à-dire man damay def loo xam ne duñ ma xeeb duñ ma jëppi ndax li may def maa ngi ciy sóor sama njaboot bu subaa bu ma leen wanee ginnaaw ci lan laa leen di bàyyil lu nga xam ne xam nga. tey bu dara amee dañ ne sunu papa day wala sunu wayjur yi day defoon nañu li seen kattan tollool. donc loolu lañ ciy gëm ñun nag wute nañoo gaañ ndax ñu dañoo juddu ne parti bu juddee day dem élection 2013 la ñu am récépissé. 2014 ñu dem élection 17 communes la ñu bokk la ñu participé. 17 communes yi amul benn commune bu ñu ci présenté wu te amuñu fa benn commune rek la ñu amul conseil. yi des yëpp am nañ ci conseil def 11200 voix. gagné benn mairie sans coalition. ñu jógewaat fa bokk ci ay coalition parce que boobu ñu ngi woon carrément ci opposition bi Manko Wattu Sénégal ñu jox ñu commission nationale des jeunes. Manko départemental man donc maa réussi taxawal ko fii Thiès muy dëkk bi gën a jafe. gaa ñi ànd ci ñu def taxawaay bu am solo. donc ba ñu def référendum bi noonu la ñuy wax justifié ko ndax ñun du ñu wax loo xam ne bu subaa c'est-à-dire dañ naan dañuy tegal baat ñuy sëgg non ñun ñu ngi fexe toujours rek yàlla du ñu dimbali. alors donc ñun li am solo mooy 2000 ba législative ñëwee. ñu nekk ci manko bi war a àndandoo def benn liste unique jëloon majorité bi moom leeroon. gaa ñi daal di jàmbu mooy ñoom Idriss Seck ak ñoom ñenn ñi. daal di jàmbu. ba ñu jàmboo jàpp ne xëy na kon. loolu ban année la woon. loolu 2017 la. 2017 mooy élection législative yi. Idrissa jàmbu. ñoom Manko Wattu Sénégal. xam nga Idriss Seck. Déthié Fall moo ko doon taxawal ci conférence des leaders bi. conférence des leaders bi dafa am benn comité boo xam ne les 8 présidents de commission ñoo ci nekkoon. ñoom Abdoul Mbaye moo yoroon finance Decroix yore communication Pape Diop yore organisation. Omar Sarr PDS yore commission politique. Rewmi à travers Déthié Fall ñu yore bonne gouvernance donc stratégie ak loolu Malick Ndiaye yore ko après suma xarit Souran grand Souran daal di koy yore. donc ñun ñoo doon ŋànk affaire bi di waxtaan ci biir ba gàkku jeexalee ñu jox ki mais man keroog ba ñu may jox commission nationale bi des jeunes bi j'étais pas nekkuma fa. ñoo ma tànn. pourtant ñoom Sonko gaa ñëpp a nga fa woon. mais man dañ maa tànn ba ma ñëw ñun ma yow la ñu tànn ma leen def ngeen lu ngeen ma laajul da ngeen ma noonu donc koo mën moo tax ñu jox la ko. ñu def ci tamit loo xam ne kenn joxuñu ci baaraam. kon it bañ ñu demee ba xeeb ñu dama bind benn ki tuddee ko contribution tuddee ko la tyrannie des grands partis ne maa ngi ko taxaw seen bopp au lieu ñu naan maa ngi ko taxaw xam nga. et la preuve. nga génn dem. ñoom ñoo dem ba pare. après ñun ñu xam ne ñi dañoo naan xeeb ndax amuñu xaalis donc ñun ñu daal di góorgóorlu. ba bokk mais ki nga xamee ne moom moo jël kii fay te nga xam ne moom moo jël sigle Manko Wattu Sénégal bi. mais il est arrivé parmi les 7 premiers les 10 premiers. te koo xamee ne Touba nga xam ne moom taalibe sëñ Mansour Sy Djamil la. daanaka sax bu tegul tànk Touba moo fa jël 3e defe na ndax Manko Wattu Sénégal man dem naa fa. Mbacké ñu def conférence avec l'ensemble des jeunes et l'ensemble des partis. C'était un impact bu doy waar. D'accord. kon ñoom ñu moom mu bénéficier ci sigle bi. ak ci tur bi. am résultat ba nga xam ne fa mu demul sax am na fa xam nga. donc loolu. pour wane rek ñun. mosuñoo jóg ci def li parti politique war a def. mais jéego yi yéex na quand même. wala jéego yi xam da ngeen dem lentement et sûrement. waaw xam nga wala mbaam bu gaaw sëful dara moo gën mbaam bu yéex. ak si sëf dara moo gën nga àgg te sëfoo dara. donc ñii naxaate dañuy xam nga yow mi war a sëf. xam nga mënoo sëf ba pare gaaw. donc ñun am nañu vécu am nañu parcours. loolu ñuy def it wax dëgg yàlla tey bu doon sunu sago mu gën a gaaw ñu jot lu ñu mën a. téye pour liggéey réew mi sànq yaa ngi koy tudd say wax Idrissa Seck
fekk ji na mouvance présidentielle bi parce que gannaaw ba ñu wootee ne réew mi neexatul jamono tëradi na moom mu nekkoon un opposant sérieux comme ni ko Macky Sall la waxee waaye mu bàyyi loolu yëpp dem fekk ji ko pour jàpp ci liggéey bi mu dox waaw loolu ban ci nga ci am en tant que Thiessois. waaw foofu moom xam nga lay bu jubul la. ndax Idriss Seck ba mu nekkee premier moo ne damay xeex njublang. waaye tey kenn gënu koo njublang ci doxalinam. déet waay. waaw ndax. mais sa mbokk Thiessois la avant tout. waaw mais xam yow kenn gënu la ko xam. mais xam nga tey. foo dem léegi boo demee ci émission dañ la naan nitu Thiès. xam nga jëfinam moo tax ñu créé concept nitu Thiès. nitu Thiès ne lañ ca undu képp kuy Thiessois da ngay wër ndi expliqué ndax Thiessois luy combat politique luy combat syndical artistique ak domaine bu ci bëri Thiessois ñoo ci mës a doon locomotive di ko ndax dëkk boo dem. dafa am lu ñuy wax ville rebelle. ville boobu mooy porter combat on a toujours porté les combats. moom it c'était l'un des meilleurs profils d'homme d'État. pour ne pas dire sax vraiment le meilleur. donc it ñun ñu wóolu ko aveuglément daal di doon sot en tant que Thiessois. di ko dénk suñu mairie bu ñu ko dénkee ba pare mën a aw ma seen jot daal di tànn ku ko neex teg ko fi. ñu def lu leen neex. kon it moom bu taxaw ne man décret dootuma falati. li ma des sama dund politique. waxoon na boo amee 63 ans. bàyyi def naa ne am na 63 ans. donc la mu waxoon yépp mu weddi na boppam. daal di naan non man waxuma lool je suis très nuancé dama ne fas yéene tuma. yow ñu tegal la vaar lu ñëpp dégg. nga ni seen nopp yi baaxul li ngeen dégg du loolu li ngeen gis du loolu. kon kooku moo gën a njublang moo gën a dëng kàllam ñu dëng. kon loolu it moo tax nitu Thiès. boobu nag ñu est-ce que aussi c'est un rusé politiquement ku xam politique la ku xam nu muy doxalee. ndax wala xam nga moom il disait da doon wax ne Wade. ne Wade est rusé. il ruse beaucoup mais il est toujours rivé sur son objectif. moom Idriss Seck moo ko waxoon. moom nag moom ruse dëgg. moom waaye xelam da koo wër moo tax xelam di ko nax ndax moom du laaj kenn ñi ànd ak moom maanaam ay ñoom Déthié Fall nii. nga xam ne ñaar fukki at. mais yow ku dégg nga yow dafa mel ni yow da nga mel ni Idriss Seck qu'est-ce qui se passe. non mais non waa jëfin gee ñaaw. wala nitu Thiès beeg yooyu. nitu Thiès bi dafa ñaaw. deuxièmement ku mais politique tout est possible. mais dafa nag tout est possible. mais dafa am lu nga xam ne dafa am tout. dafa yaa ngi ànd woon ak Macky Sall. déedéet non ànd beeg Macky Sall kontaan naa ci. mais lay gi mu lay moo jubut ndax président ñun bu ñu dañu jàppale président bëgg mu am résultat même bu ñu président joxagul dara it. gëm nañ ne résultat yi mu war a def résultat boobu dañ mën a ne nit ñi li leen waxoon mi ngi nii. waa ji ku jaroon a jàppale la kon ñun jóguñu ci. ñu jox ñoo jàpp ñoo jox ñu ngi ci ndax li ñuy def ñu ngi dëgëral suñu bopp ci askan wi te xam na ne ñoom. mais au finish daal yow da nga gis ni moom war woon jël conseil économique. déedéet waxuma lool maanaam xam nga tey boo demee ñu ne Idriss Seck ni mu mel. ak ni mu rëyee ak ni mu gëmee boppam ne moom ni mu xama di taxaw di tàcc Macky Sall ba nit ñi naan Macky Sall da koo liggéey ci tàccu yi ñun xam nga taxaw ñu naan non tàccu yi moom. tayu ko kon Macky Sall da koo liggéey mais dafa tekki aussi fu mu ne nii mburoog soow la comme ni mu ko waxee. waaw mais xam nga terme yooyu jiituwul am na lu ko jiitu ba mu jubóog Ablaye dafa ne ku bëgg doom doo ko ne dëkkal sa baay da nga ko naan déglul sa baay kon boo ko delluwaatee ay wax moom mooy wax ba pare weddi bu ñaaw nag moom lay def. nit ñi jàppale la nga jékki-jékki te buy dem saa nit ñi dañ lay xeexle ba nga merle la yow nga jékki-jékki rocc leneen da ngeen a dof man taluma leen daal di dem def leneen. kon doxalin yi ay mburoog soow ak am na yoo xam ne dëppoowul ak gëddëm dëppoowul ak li ñu yaakaar ndax c'est un homme d'état quand même mais il est dafa tuutal boppam tuutal boo xam ne tey jëlal fukki Thiessois nga laaj leen juróom-ñett yëpp kon kontaan na ci moom. waa parteem. tey jii li ñuy wax discours politique tey la ñu gën a bëgg ci Idriss Seck Thiessois. non chaque année ngeen ni non Idi gars yi war nañu ko ginnaaw ba bëggatuñ ko mais xam nga bii. dina am lu wute donte ne ñi ngi ànd ak Macky Sall kon ndam rek lañ ci bëgg ñun. waaw waaye. Thiessois voilà yow pas être contre. waaw déedéet non contre ma. tey bu ñu defoon élection yéen ñëpp yéen a bokk seen benn coalition. waaw d'accord mais man damay. loolu tamit doole ji day gën a bari. man dama am position de principe bu nga xam ne li ma d'accordul du ma ne xamoon naa du ma ne xalaatoon naa ko. dama naan waxoon naa ko wala jëfoon naa ci li ma ci mën. ba ma demee Ndar dajeek leader étudiant yi am ci booy dëkk Thiès mais gars yi dana doon mais nitu Thiès. gars yi naan non booy kenn ku ne di pas yow mi nga xam ne yow yaa daan bombé torse di sigg sa kii. léegi ñun ñëpp dañoo xaw a. mais yow ci loolu nga génne sa concept doomu Thiès. doomu Thiès ndax léegi ba ma toogee émission. ñun ma nitu Thiès ma leen man doomu Thiès la ndax xam nga li ñu wund ci nitu Thiès bi yow xam nga ko. moo tax ñun ñu teg concept doomu Thiès
xam nga Thiès waa rek moo war a am. mais bu ñu demee ne nitu Thiès. nitu Thiès c'est pour wan ñu ne seen jëfu waa ji. maanaam yéen ñëpp nga xam ne Thiès waa yéen a ngi reconnaître ci moom di ko dénk seen mairie. voilà mais ñun leen kat moom nit ki mën na am jikko bu yàqu. d'accord te dafa am jikko bu yàqu. juróom-ñaari simili moo ñu dese. ñu wax ci élection locale yi ñu ngi koy pousse di poussaat yow fi mu président nga nekk Macky Sall nga àndal mais ba léegi mënuñu xam ban date la ñuy def élection locale. lu ça pose problème. waaw man xam nga dama bokkoon ci ñaan ñi nga xam ne ñoo doon représenté opposition bi. ci dialogue national bi. def naa fa at ak genn wàll mission yi demoon bitim réew yëpp maa ko teewee fekkee ko. donc xam dialogue bi nag xam nga dañu newoon bu consensus amee lu ñu d'accord rek moom mu d'accord ba ñu demee ba ne élection dañ ko war a reporter waa dialogue bi opposition pôle de l'opposition non aligné ak pouvoir ñoom ñëpp àndandoo. daal di ne dañ koy repousser. kon bu consensus amee rek dafay war a mën a nekk ndax ñooñu la ñu tànn sepp leen ne yéen a ñu fiy taxawal. mais ñii ruumanaan ne mais non tey sauf le ministre de l'Intérieur qui est là. waaw Aly Ngouille Ndiaye nañ wax moom dem na. Antoine Félix Diome moo ñëw ñu ne non kii moom daal doyu leen loolu loo ci xalaat ñu jël une personne neutre. pour mu mën a gérer élection yi. xam nga yooyu moom gars ñi yàgg nañ ko wax. te ñu ngi doon wax ci nga bokk. récuser ah. yow si ñu ngi ko doon wax ci nga bokk. ci ñu doon wax lan. ministre de l'Intérieur bii dafa doon neutre rek nangam ak yooyu. wala yooyu pare génn nga ci non man dama ne. dañu waroon créer ministère chargé des élections. waaw loolu laa gëm loolu mooy li nga xam ne tey jii boo amee dina am maanaam ñaaw njort yu bëri yoo xam ne dina deñ parce que intérieur mooy yore. substrat appareil bi. waaw mënoo koo génne te it ki ñu dénk réew mi mooy tànn ku ko neex mu teg ko fa. kooku duñ ko ne yaay tànn di wala loolu. mais boo amee ministère boo xam ne affaire élection rek lay jël ndax expert tey jii. boo xoolee def naa ñun ñu ngi ci sunu 13e ou 14e code. électoral kon ñun chaque année bu révision code électoral amee ñu daal di changer ay affaire daal di loolu kon ñu ngi ci def naa 13 ou 14e code bi. d'accord alors kon loolu it bu amee. tey jii toxalaat bi man d'accord ma ci. lu tax d'accord te nga bokk ci ñoom. waaw non wala yow bokk ñi nga xam ne xam bokk nga rek lu am rek baax na. déedéet xam nga man. c'est-à-dire bu fekkee ne am na fu ñuy daje. yow nag loo wax sa gis-gis daal. déedéet maanaam tey li may wax ni ci kaw. bu fekkoon ne am na bërëb bu ñuy daje. di fa waxtaan. foofu laay waxee sama xalaat kon léegi dañoo fi leen yéen. dañu amatul wala woowatuñ la ciy daje. non parce que dañuy jàpp ne non parti visa ñoom. waaw xam nga tekkiwuñ lu bëri wala amuñu militants yu bëri wala nangam. xam nga gaañi. parfois maanaam xam nga tey ki nga xam ne dafa def 1 an presque et demi ci dialogue national. kon kooku lu mu dof am na lu mu ci xam. bañ ñëwee di def bañ demee ba rejoindre grande majorité présidentielle bi. ndax ñun bokkuñu Benno Bokk Yaakaar. Benno Bokk Yaakaar coalition la. ñun ñu bokk diisoo muy coalition ay coalition ñoo daje. après ci la ñun bañ ñëwee ci la tudd la grande majorité présidentielle. mais comme label bi Benno Bokk Yaakaar la. donc boo ko changé rek nit ñi dañuy jaxasoo. moo tax ñu bàyyi mais aujourd'hui grande majorité présidentielle moo am. maintenant fa ñuy toog di wax tey ji bu ma ca jote woon. kon du ma wax ci biti ndax man. am structure mais nga bokk ci benn mbir ci yow bokkoo ci mënoo cee wax. mënoo ci def mënoo ci dindi. nga des fa ba tey loolu fa bàyyi. waaw non du loolu xam nga c'est pas parce que xam nga tey di nga gis ne dara. am na maanaam liñ ci dogal arrangé wu la. yaa ngi dégg mais c'est pas parce que man comme président sedduma damaa war a mer non. parce que maa ngi pas seddu sax mais wax. ngay bokk ci jotaay ñu lay invité ngay wax. waaw sedd bi xam nga moom ku ko neex mën na ko. loolu tamit cër la aussi. sedd la nga jël xam nga cër bi. mais joxuñu la cër bi aussi. waaw cër bi mooy xam nga tey ñun am nañu coordonnateur bu tudd Modou Diagne Fada. donc yàgg naa ne président ba ñu toogee ak moom audience. lam ñu waxoon gisuñu ko. mais ñu ne ma lu tax nga ànd ak moom ma leen parce que mi ngi jëf-jëf juy jëriñ askan wi. kon maanaam parfois da ngay fàtte sa bopp. pour mën a xama maintenant nag li jaadu. mooy ñu àgg fu nga xamee ne te ak liñ ko xeexal. ba ñi nga xam ne seen pexe bu sotti woon. du falu. d'accord ñu bàyyi ñu xëcc ci xel. ñii naan mu jeexal na mandat 2 mandats def na ko ñii ne noonu am na beneen bu des yow en tant que farandoom loo ci wax en tant que président de parti également. man damaa ni moom réglé na problème bi bu yàgg. nu mu ko réglé. ndax moom nee na li mu bind ci constitution bi. leer na. te moom nee na bañ ko invité def naa daaw mooy après kii mu ne. man maa bind lii ba pare yokkaat ci lii. pour mu leer. maintenant nag léegi bu nit ñi di insister parce que ñi ngi bëgg a dugg ci yenn yi. mu ne doot du ma nee waaw du ma nee déet. te d'accord naa ndaxte bu nee damay dem. gaa ñi daal di commencer di position. waaw loolu kenn kon voilà yow sa gis-gis la. non man damaa ni moom rek la xam nga man niveau bi ma toll. sax dama gëm waxam.
gëm naa ne moom la mu wax la mu jëkkoon wax loolu la ne maintenant nag tey ndax dina defam du def man acte yi ma gis mu posé acte yooyu mooy moom mu ngi bëgg a génn bu rafet ndax tey jabaram sénégalais la ay doomam sénégalais lañu Sénégal te at yi mu am tey institution internationale yi bàyyi nañ ko xel lool Ablaye Wade ba mu fi jógee déggaatuñu benn yoon fu ñu ko dénkee mission man Obasanjo dañuy di daje ak ñoom Goodluck Jonathan di daje ak Issoufou di daje ak l'ancien président du Mali. d'accord voilà Diokounda Traoré ci ñaari simili jërëjëf mais balaa ñoo jeexal Thiès nga fekk baax yaa ngi bokk Thiès Nord foofu municipal yi fii maanaam les maires la muy Thiès ouest nord ba ci maire de la ville yow ban bilan ban gis nga am seen liggéey. waaw ñu ngi am na lu nga xam ne wax dëgg yàlla. amuñu ci satisfaction du tout ni mu war a demee jàpp nañ ne lu ci bëri demoo ñi ngi jéem nag mais jéem bi par rapport ak li ñu foogoon wax dëgg yàlla des na liggéey bi des na. comme lan donc non xam nga tey wax dëgg yàlla dama lay jox cas jeunes yi fi nekk. benn rek banal na mais cas la. dañuy jóg organiser wu comme par ñu ànd defar ngent. ñëw ne non dañuy defar. dañuy setal dañuy defal dëkk bi. dem mairie ba dafa àbb ay buret ñu ne non ñaari buret dafay am donc man ma affaire bi metti ma ndax dama gëm affaire jeune affaire association. ma dem jënd samay 25 buret ak matériel yëpp ba mu mat sëkk. donc ku bëgg a def ba marché bii. mareyeur yi ku bëgg a def setal man ngay ñëw àbb ma matériel. pelle buret ak yooyu. loolu rôle mairie bi la. pour mu jënd matériel ak jumtukaay boo xam ne ndaw yeeg mais ku ay brevet nan nga mën a wax seen liggéey xaw na rafet lu am na lu ci baax. d'accord non maanaam xam nga tey. yow da ngay wax mel ni ku bëggoo ku la mere wala yow amoo. wala yow am bëggoo fi jiite benn bañ am ambition bu wér. ndax ñun tey jii ci ban mairie. xam nga man chef de parti la kon waxuma la mairie waaye jiite réew mi moo ma ñor moo ma soxal. waaw mais aussi mbéy ci bayu tànk fii mooy sa base. est-ce que yow mairie nord bi yow est-ce que bu baax mën a gagné. bu jotee dañuy taxaw parce que ñu ngi liggéey boo xam ne xam nga tey ci coalition ngay dem mais tey da ngay liggéey lu nga xam ne tey boo demoon di wax ak gars ñu lay bëgg a combine yow di nga mën a demal sa bopp loolu moom ñu ngi ci. parce que boo demal sa bopp di nga mën a. gënal sa bopp non déggoo dama laa ni coalition la ñu war a dem. visa est-ce que am na dayo boobu. déggoo man la coalition la ñu war a dem. ndax sunu li ñu parti loolu la. mais dem aussi imposer pour ne ca kanam. parce que aussi yàgg nga ci politique. waaw xam nga léegi fi mu mais chaque fois dafa mel nañ lay war. looloo am ndax man xam nga sama gaañi ci congrès yi. mais loolu ci la loolu pour lan la ci yow la wala ci la non xam nga wala yow tekki sa parti amul doole. déedéet du loolu xam nga man sama nature. ku ma xam ma ci lu ko waxal sànq am na sa benn collègue journaliste lu ma wax mooy Déthié de ci grève laa ko xamoon ku ma xam ma ci yàgg a bañ donc benn moment aussi da ngay bëgg bañ boobu ñu xaw koo teggi tuuti ci yow moo tax parfois dara dina am. mais bañ ci dëgg aussi loolu. dinaa wax dëgg xam nga parfois di nga xam nga boo ne nit ki dina wax. boo ko ne da ngaa fen xam nga da ngaa fen dafa ñaaw. li nga wax de est-ce que doo ko xoolaat. est-ce que dégg nga wax ji. donc man damaa nekkoon ci comme ambassadeur de paix là aussi. maa jiite ñu dox wàllu jàmm. est-ce que loolu indi lu gàllankoor aussi nga yenn ko gàllankoor ba tax na yow da ngay mocc di raay. dëgg la doo bëgg a. loolu aussi est-ce que dina jàll. loolu la ma gaañoo man leen xam nga ba ma tollee ci dóor. damaa dóor ba ñu ne maa fi dàq dóor. ci wàllu grève ak wàllu bañ ak loolu. mais xam nga loolu boo ko continuer dañ naan kii bëggul dara parce que yàgg nañ ne bëgguma dara ndax dara day ñëw sax pour jox la exemple. mairie nord bi ba ñu def liste yi dafa am proportionnel ak majoritaire. xam nga man xamoon naa ne mënuma gagné. mais dama ne proportionnel bi naa ko jox keneen man naa wane ne en fait bu sacrifice jotee naa sacrifié wu ma daal di dem jiite majoritaire en sachant que du ma gagné mais ka nga xam ne moom loolu bokk na militants yi bari ñu mer ñenn ñi ne bëggoo dara na dëgg la dem bala fa. et la preuve ki nga xam ne moom laa joxoon affaire mu jiite ko ba mu demee ba affaire bi kii ñu def ko président commission ak yooyu. mais daf maa wan ginnaaw. mais loolu yàgg na ma dal am na ñoo xam ne bàyyi nañu dañu mer ci parti bi mer moo tax ñu bàyyi. ne président ñu dañu ànd ku bëgg dara yow bëggoo dara fi mu toll nii nag. maanaam suñu wax it maanaam du ñu mën nañoo saaga. mën nañoo attaqué bu baax a baax. mais quand même ñi ngi ciy demee nu nga xam ne. maanaam dinañu préserver les élégances. mais dinañu wax li ñu war a wax. ndax bu ñu dégg xam na ne voilà. d'accord président Déthié Diouf maa ngi lay gërëm di la sant yaa jiite parti bi ñu tuddee Visa les citoyens. Thiès Info. Walfadjri également mu ngi lay sant vraiment ci teewaay bi ak le fait que nga ñëw nangul ñu ñëw teew émission bi.
jërëjëf Ibrahima sa liggéey dafa rafet ndax nit ku dëggu nga nit ku professionnel nga nit ku sérieux nga ndax un pratiquant taekwondo donc neen responsable bu mag a mag may toog ambassade di dégg ñuy cité Kaaw Thiès di la cité ndax Konaté moo fi nekkoon. régional donc loolu doon na loo xam ne man dafa réveillé fierté bu mag ci man. moo tax fu ma la gis rek damay sans calculer ça damay xam ne nit ku jaratee sur des valeurs. ku ñu gis muy def lu baax rek ñu dañuy pare ci accompagner la waaw donc loolu moo tax. ñu ngi rafetu liggéey bi di la encourager. nga maintenir le cap yàlla nañu yàlla dolli jàppale. jërëjëf Déthié Diouf jërëjëf mbokk yi kon nag mu ngi noonu seen émission pencum Thiès jeex na ba benn invité yàlla ñu am jàmm yàlla ñu may jàmm.